règlement moom moo doon favor ci kaw mais nag ñi àtte dañu xamul règlement ñàkk xam règlement moo tax ñu def liñ def. salaamaaleykum Pa Wade ñu gën ko xam ci Pa mu ndaw nekk dirigeant Thialène tey Pape Pal TV joxoon la micro bi pour waxtaan ak yow dañ lay bàyyi nga nuyoo soo nuyoo ba pare ñu dugg ci waxtaan bi. salaamaaleykum Aline Diaw laa jiite nuyoo bi ma ni Pal TV maanaam ñoo nuy jiital ci nuyoo bi di nuyu waa Sénégal gi yëpp waaye di nuyu waa région de Saint-Louis waaye rawatina waa commune Pal. ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi aussi ñu jiital ci monsieur le maire jiital ci aussi ki nga xamante ne si vraiment mooy suñu xarit suñu doomu ndey le directeur de la zone de Saint-Louis aussi ñoo koy nuyu parce que suñu lépp lu ñuy def dañ ko ciy tudd parce que mooy suñu lépp. ginnaaw ba ñu leen nuyoo sant leen bu baax nañ tey ñu ñëw Aline vraiment rafetlu ci ni nga ñëwee tey ji vraiment fekk suñu fii. di nuyu aussi ASC yi nga xamante ne si ñoom ñoo bokkoon ci vraiment ci zone 8 yëpp quoi. merci beaucoup Pape macha allah nuyoo bi fay nañ la dañu gis ne Thialène entente mook déggoo ak képp dañ tolloo woon point ku ne am 7 points ba mu juróon coow lu bëri d'après règlement bi zone def nañ homologation nee nañ déggoo selon les textes déggoo moo dem demi-finale parce que dañu xool ni déggoo moo ëppale bi moo jël meilleure attaque yéen loolu ban jàngat ngeen si def ak lan ngeen prévoir d'après le verdict ak lan la leen yoon may pour ngeen def ko. merci Aline loolu vraiment dama ci kontaan te damay sawar ci def explication bi. parce que xëy na léegi ni que mën naa la jaune mën naa ni CQRP. xëy na def nañu mais des fois ñàkk xam dafay am quoi. vraiment sikkuma leen maa ngi rafetlu seen taxawaay parce que nit ki su fekkee da nga ko jox liggéey. vraiment mu liggéey ko ba ci fii waroo ko xarab mais da koy remercier. aussi bu xamulee nga teg ko ci yoon tey nag ñoom laa ñëw pour vraiment xëy na wax leen tuuti ci li nga xamante ni mooy règlement bi xëy na ñoom dañ ko xaw a fausé tuuti. ndax boo xoolee ci li nga xamante ni si classement des équipes de la zone 8 de Pal. li nga defee boo xoolee normal classement bu fekkee da nga koy def. ASC yi 7 ASC la woon. waaw ci biir 7 ASC yi nee naa la ASC bi nga xamante ni si moom mooy ASC Renaissance dafa génn ak 13 points la am. ASC Golf am 10 points. ASC Nder am 10 points. ASC Entente am 7 points ASC Déggo am 7 points ASC Kip am 7 points. ASC Médina am 4 points. kon ASC Médina moom wàcc na. ASC Renaissance génn na quoi par 13 points. ASC Golf génn na par 10 points. ASC Espoir génn na par 10 points aussi. mais boo xoolee ASC Renaissance moo jël premier parce que dafa am 13 points dugal 9 buts encaissé 4 buts. ASC Espoir de Nder ñëw ak deuxième parce que lii jaune da ko waroon def te defu ko. ASC Espoir de Nder bu mu ñëwee 10 buts la am. 10 points la am. mu ñëw daal di dugal 4 buts. daal di encaissé 2 buts. kon moom day am plus 2. ASC Renaissance dafa am plus 5. ASC Golf dafa am plus 2. mais dafa ëpp fii nii depuis ëpp li mu dugal loolu moom moo tax moom mu ñëw deuxième position. ASC Espoir de Nder gis nga comme li ma la wax moom troisième position la ñëw. mais soo ñëwee fii ci entre ñetti ASC yi nga xamante ne ci mooy ASC Entente. ASC Déggo ASC Kip. foofu waa zone dafa am lu ñu umpale wala waa CQRP dafa am lu ñu umpale parce que ñàkk xam na sax man dafa jàpp ne ñàkk xam na parce que yenn yi warul doon tayef. parce que def lam boo ko defee bu nit ki defee appel daf koy dindi presque mën naa la jarul woon def quoi. boo ñëwee fii. ASC bi nga moom mooy ASC Kip ASC Déggo daf ko dóor. waaw ASC Entente daf ko dóor. kon ASC Kip moom bokkutul ci course bi parce que dañ ko éliminé. kon da ngay ñëw nga xool ci diggante ASC Déggo ak ASC Entente. waaw ASC Déggo ASC Entente tey boo ko xoolee ASC Déggo dafa ñëw am 7 points. ci biir 7 points ASC Déggo dafa dugal 7 buts. bi mu dugalee 7 bii ñu dugal ko 10 buts. kon ASC Déggo ba foofu dafa am moins 3. nga ñëw ci ASC bi nga xam ne moom mooy ASC Entente. ASC Entente boo ñëwee dafa dugal 7 buts. dafa dugal au moins 6 buts. ñu dugal ko 7 buts. kon moom day am moins 1. mais lu nit gàtt xam-xam xam na ni moins 1 moins 3 kan mooy génn kooku ASC Entente moom moo doon faveur ci kaw kii mais nag ñi àtte dañu xamul règlement football. ñàkk xam règlement moom moo tax ñuy def li ñu def mais wax dëgg yàlla nekkul sax seen dëgg parce que ki yore CQRP bi xam nañ ko ci dëggu xam nañ ko ci mais nag gars yi ñoo jaxase xel mi xëy na te doomu aadama aussi matul quoi. mais Pape comme agsi na ba fii ñoom article 44 bi dañ ni 7e kii bi la ñu basé wu 7e point bi ni loolu moom moo meilleure attaque la ñu basé wu pour jox Grand Déggo verdict bi léegi yéen lan la leen yoon may
parce que verdict bi génn na homologué nañ. parce que dañ la wax ni la article 44 su fekkee ni nga da nga dem article 44 nga dem article 44 nga ñëw parce que dafa def 1 def 2 def 3 ba 12. dañ la wax ne 1 bi ci ngay àtte su fekkee ni 1 bi joxuloo ko nga wàcc ci 2 bi. bu la 2 bi àtte mais 2 bi moom moo ñu àtte parce que 2 bi moom moo génnee goal différence générale. goal différence générale nag ñi ci bare li ñu naan jàng tubaab ak dégg ko xam naa du doon benn. nit ki mën nga jàng tubaab te doo ko dégg. goal différence générale boo ko déggee moom mooy plus yi ak moins yi. plus yi ak moins yi ba tey moom moo lay delloo ci fii. nee naa la renaissance plus 5 la. golf am plus 2. espoir de Nder am plus 2. waaw kon boo ñëwee fii nii ASC Déggo dafa am moins 3. ASC Entente am moins 1. kooku ba tey moom mooy génn foofu mais ñàkk xam la rek parce que goal différence générale ngay xool goal différence générale ak meilleure attaque bokkul. ok waa léegi yéen comme que yéen jàpp ngeen ni foofu la ñuy xool léegi yéen fan ngeen toll si seen li leen yoon may. li ñu yoon may pare nañu parce que bind nañu suñu appel. wax nañ ci képp kuñ ci war waxal appel bi aussi daañu ko déposé tey incha allah au plus tard yaakaar naa bu fekkee duggul fu mu ne bind nañ ko ba pare teg nañu lépp lu ñu war teg li ñuy xaar mooy di invité waa Sénégal gi yëpp ni leen ñun suñu demi-finale vraiment ñu ngi koy préparé. li ci war yëpp def nañ ko ASC Renaissance aussi la ñu am vraiment. moom la ñuy préparé di invité waa PAL di invité waa Sénégal yëpp xam ne demi-finale boobu képp ku ko tardé di nga tardé lu rëy aussi may lancé benn appel sama mbokki grand PAL yi parce que wax dëggandoog yàlla grand PAL suñu ay doomu ndey lañu. xëy na ñàkk comprendre texte moom moo tax ñu def ni ñu def mais du dara mais aussi loolu am nañ ci droit parce que bataille psychologique la parce que wax dëggandoog yàlla défendre sa intérêt bu jotee nit ki day défendre intérêt mais nit balaa ngay défendre sa intérêt aussi na nga xam sa devoir ñàkk xam sa devoir nag bokk na ci lii aussi nit réeral la mais li ma leen di ñaan mooy bis bu ñu defee appel vraiment ñu xañ leen aussi bu leen nar parce que ngeen xam ni zone bi xeexu leen kenn jëndul match bi kenn jëndul dara mais nawetaan dafa am ay texte lépp lu leen naq di jàpp leen ne article 44 moom moo leen ko teg. ok Pape wax ji dégg nañ ko kon ñu ngi leen di xaar taaxirlu ak seen appel boobu ban moo ngay dernier moo ngay wax askanu Paal. moo bi may wax mooy képp ku naa xamante ne si autorité nga ci Sénégal wala autorité nga ci région de Saint-Louis wala autorité nga fii ci Paal maa ngi ñaan encore une fois ñu jàppale ki naa xamante ne moom mooy Paal TV parce que Paal TV doon na la nga xamante ne si lii lu am solo la kenn mënu ko fay parce que ñun vraiment moom mooy suñu Walfadjri mooy suñu Sen TV mooy suñu 2STV mooy suñu RTS Paal TV daal la ñu am ci ndimbal monsieur le maire yow laay jëkk invité ci loolu mooy Paal TV loo mën ci jàppale ko yow autorité yi ne ci yow yëpp le directeur de la 02 Saint-Louis monsieur Mor Gueye Gaye du ma la fàtte ginnaaw nee naa la yaay sama numéro 1 yaay sama numéro 0 Paal TV bis ni ki tey teg naa Paal TV sa loxo nga jàppale ko ci jàppale ni mucc ayib merci Aline kontaan nañu. jaajëf mbokk jaajëf kontaan nañ nekkal si jàmm. mais lu nit gàtt gàtt xam nañ mooy